taaral Ndakaaru dañuy woo ki nga xam ni bu yéeneem antu woon Khalifa moo waral coow le Khalifa moo waral coow le Khalifa yaa waral coow le merci jërë ngeen jëf dafa guddi baax nañu Khalifa du ñu rëcc suñu dooree rëcc ñu bàyyi politique ay jale sañu Khalifa du ñu rëcc suñu dooree rëcc ñu bàyyi bokki Dakar ay jale sañu Khalifa du ñu rëcc maa ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di leen nuyu ci turu conférence des leaders bu Yewwi Askan Wi ñi fi nekk ak ñi fi nekkul parce que tey bis bu màgg la ñépp bëggoon nañ fi nekk mais malheureusement xam ngeen ni ñu ngi waajal tëj campagne bi te ku nekk yaa nga fa nga dëkk donc ñii ñëw fekkee ñoo ngi leen di gërëm di leen sant ci seen teewaay fi di leen jottali nuyoo toujours Habib Sy le président Habib Sy nga xam ne suñu egsee fii tey su yàlla weesoo moom la te fekk ko fi parce que nekkul ci réew mi ma di leen jottali nuyoom di leen jottali ay ñaanam wax ji nag duñ ci gudd parce que suñu ñaari candidats yi ñu fi am ñoo war wax ak yéen man damay wax rekk ci turu leader yi te ci turu leader yi sànq Cheikh Tidiane Dièye ak Déthié Fall wax na li nga xam ne moo ci amoon solo parce que li wunda daje bi mooy suñu dernier meeting national ñu wër réew mi wax ak askan wi depuis ay weer a ngi nii ñu ngi dajaloo ñu ngi wax li ñuy wax lépp doon loo xam ni dafa war dem ci nit ñi dafa war jëriñ nit ñi mais surtout dafa war fexe ba ñun ak nit ñi ñu ànd Yewwi suñu bopp liggéeyal réew mi politique de décentralisation stratégie de gouvernance locale ak gisinu Yewwi Askan Wi ci nan la ñu mën a dimbalee jàppalee liggéeyal askan wi dafa nekk lu bees li ko taaral mooy candidat yi ñu am waxuma sax li ñu yéene mais candidat yi ñu am ñuy ay xale ñuy ay jigéen dafay wane ni ñun dañu nekk ci stratégie boo xam ne stratégie de rupture la stratégie d'innovation la bëgguñu fal ak proposer ay maire yoo xam ni dañu ñëw pour seen bopp ak ngir seen bopp mais dañu fal ay xale ay jigéen yoo xam ni askan wi rekk moo leen amal solo loolu mooy di jëkk firndeel suñu gisinu gouvernance locale nit ñi askan wi looloo ñu tax a jóg parce que réew mi sonn nañu nit ñi sonn nañu mais li ñu gëm mooy liy yëkkati réew mi di yëkkati di liggéeyal waa réew mi ñoo ko war def moo tax suñu jëmee 2022 ci juin nar def programme de gouvernement suñu politique de décentralisation dana wuute trop ak lii ñi fi nekk ce sera une vraie politique de rupture parce que li ñu gëm mooy soo bëggee développer sa réew léegi paradigme yi dafa changer il faut penser local et agir local
dootoo defar sa réew jóge ci kaw di wàcc ci suuf da ngay jóge ci suuf di yéeg ci kaw mais li koy solal mooy que ni ñi koy def mooy ñi koy xalaat parce que li ñu bëgg mooy yéen xale yi yéen jigéen ñi yéen mag ñi li leen di jëriñ li leen di jëme kanam ci yéen lay jóge yéen a koy xalaat yéen a koy doxal yéen a koy jëriñoo donc c'est une démarche innovante et de rupture fondamentale entre li fi daan am parce que dama wax ne UEMOA am na ay at dafa taaral loolu nga xam ni moom la ñu wax même BCI bi nga xam ne moom la ñuy defee li ñuy investir ci dëkk yi dañ ni nañ ko décentraliser li muy wund mooy lan gis nga suñu gaañ yi dañu tardé moo tax il faut que ñu jëlee leen fi non il faut que ñu jëlee leen fi parce que xamuñu politique de décentralisation mënuñu ko c'est des jacobins xam nga li ñu xam jóge ci kaw wàcc ci suuf rek vous savez pourquoi li tax maire Sénégal yi am problème parce que pouvoir bi iñaane na bàyyi benn maire mu liggéey alors que réew état dafa am kaw am suuf kaw am li ko war suuf am li ko war mais si ki ci kaw su ne li mu kenn du def man rek maay def dara du fi sotti donc jële leen fi dafa jot dafa war dafa tar ma wax ne li am solo ñun mooy que ni dañuy repenser gouvernance locale dañuy repenser nan la ñuy def ak nit ñi lan la ñuy liggéey ak nit ñi loolu mooy li jiitu ñaareel bi mooy moyens yi nga xam ne moom la nit ñi war liggéey parce que soo nee nit ki dama ko dooleel dama koy fullaal dama koy faydaal dama koy jox mu defal boppam ngir boppam il faut que nga wax loo kaa jox moyens yi muy liggéeyee aussi ci nit ñi lay jóge dama déglu Barthélemy keroog moo tax damay ree rek parce que dama dégg ci waa Dakar yi xam nga suñu candidat yi dañu bari ren on a des nostalgiques ñoo xam ne bañ leen gagné ba léegi fàtteeguñ ni gañ leen gagné te amuñu chance dellu si am ñoo xam ne nag amuñu sax yaakaar falu mais puisque ku nekk am nga droit wax dama ci dégg kenn mu ni Barthélemy amul programme te man ma toogoon Barthélemy di proposer programme la ma ca jàpp mooy que ni dafa ni Dakar bi ñu bokk waxul Dakar bi ñuy boole de dafa ni Dakar bi ñu bokk c'est-à-dire Dakar gi ñun ñëpp ñoo ko bokk li ñu bokk nag kenn du ci boole kenn ku nekk da ngaa bokk par force c'est une démarche de rupture moo tax suñ ne Barthélemy day mottali programme mu Khalifa Sall déedéet ñun faluñu la pour nga mottali programme mu Khalifa Sall dañ la fal pour que tu fasses de vraies ruptures que tu fasses différemment de Khalifa Sall que tu fasses mieux que Khalifa Sall que tu fasses plus que Khalifa Sall lu jëriñ askanu Dakar parce que dañu nekk nit ñoo xam ne dañu bëgg toujours aller de l'avant faire plus faire mieux et faire différemment looloo ñu wutee gaañe du ñu seen morom sax ma wax ne Barth amul programme wax ju yàqu la Barth mënul liggéey wax ju yàqu la gis nga politique nag suñ demee ba gars yi di def attaque personnelle képp kuy attaque personnelle rek da nga kaa yërëm parce que amul argument ngay xaste di attaquer nit amoo argument politique projet la programme la idée la li amoon solo tey mooy ñi bëgg maire bi ñu toog waxtaane li ñu nisëral li ñu yéene waa Dakar wante di xaste ku na fata lool ma ni Barth doo soon moroom doo ñoom du ñu yow c'est ça qui est vrai damay bañ guddal parce que ñoom ñoo war wax fi may daanale rek mooy dimanche bii ñu jublu Déthié wax na leen lu am solo ma bëgg ngeen jàpp ñaari yëf
élection locale du élection nationale affaire koñ la affaire kër la affaire quartier la centre de vote bi ak bureau de vote bi dafa polariser ay néeg ay kër ak ay koñ ku dëkkul ci koñ bi dëkkul ci kër gi dëkkul ci néeg bi warul bokk ci vote bi est-ce que dégg nga li ma leen wax ku dëkkul ci kër gi ku dëkkul ci koñ bi ku dëkkul ci quartier bi warul bokk ci vote bi xam nga lan lay signifier ma ni Déthié bul tiit gis nga fichier bi on s'en fout. C'est ça quoi. On s'en fout du fichier. Vous savez ce qui est important? Nañu organiser wu ñun waa Yewwi Askan Wi fu ne nag ci Sénégal mais ci Dakar laay wax ma ni suñuy représentant suñuy mandataire ak suñuy camarade ku dëkkul ci koñ bi du voté ci koñ bi ku dëkkul ci koñ bi du voté ci koñ bi ku fa dëkkul doo voté ku fa dëkkul doo voté kooku c'est le meilleur contrôle du fichier parce que loi bi nga tax ñu di ko wekk mooy ku dëkkul du élection nationale élection locale la ku dëkkul foofu waroo fa voté gaañe dañu tàmm fajar la ñuy transféré wala 18 heures mani ku fa dëkkul doo fa voté fajar ñoo fay jiitu 18 heures ñu tëj bureau vote yi 18 heures ñu tëj bureau de vote yi maa koy wax et je l'assume gis nga yëf ki fulla ak fayda moo koy matal gis nga élection yi benn la juróomi at soo fi sàgganee ba ñu nax la da ngay jooy rek wante kenn mënatu ci dara fulla fayda taxaw dëgër këcc ba kenn du ñu sàcc kenn du sàcc suñu vote gis nga camarade ñun dañu gagné ba pare ci kattanu yàlla dañu gagné ba pare ñoom sax xam nañ ni dañ leen di tëcc dañ leen di dóor ba wëdd nañu am fulla nag ci kattanu yàlla dañ leen di dóor ba ñu xam mais ci kattanu yàlla nañu am fulla wu sécuriser suñu vote damay bañ taar rek mais gis nga gaañi duñu seen morom de duñu ñoom duñu ñun te daañ leen dóor le 23 ci kattanu yàlla pour que Barthélémy Dias soit maire de Dakar may jeexale rek fenn bu leen fi nekk ci vote yi naan nañu voteel Barthélémy nañu voteel diw bulletin yi ñaari vote la bulletin askan wi Yewwi Askan Wi bu xonq la ak picc bi danga naan sama yaay ak sama bàjjen ak sama tante bi mënul liir su duggee na jël bulletin bu weex bi te am picc bi dem voté ko demaat jël bulletin bi voté ko dana voté 2 fois Yewwi Askan Wi te du sonn maa ngi leen di gërëm leen sax. Merci beaucoup au président Khalifa Ababacar Sall. ñuy jox kàddu gi beneen président muy le président Ousmane Sonko président du PASTEF. Le phénomène Ousmane Sonko Ousmane Moussel. jërëjëf. mu acc kumbataan ko mu acc kumbataan ko soo ko laal